waaye dañuy ñëw sax léegi ba Ndakaaru di fi def ay conférence de presse lan moo waral loolu éveil de conscience la wala vent de contestation boo xam ne moo jóge ci centre urbain yi dem ci monde rural yi. voilà merci Moustapha. mais ngeen permettre ma d'abord ma vraiment jaajëfal leen ci liggéey bi nga xamante ni moom ngeen di def. et di jaajëfal aussi képp koo xamante ni yaa ngi ci groupe Walfadjri. vraiment liggéey bi nga xamante ni moom ngeen def wër na sénégalais yëpp. te mooy vraiment seen tur bi ngeen di wuyoo aussi. lii invitation bi day wone tamit yitte ji nga xamante ni jox ngeen ko les sénégalais en particulier le monde rural. pour ñëw ci sa laajte yaakaar naa jamono yi nga xamante ni moom moo passé nga xamante ni boo dëkkoon ci kaw gi rek pratiquement même boo ñëwee Dakar sax boo deful ndànk doo bokk et que effectivement sax 90% yi nga xamante ni dañ fi doon ñëw du ñu bokk dañ doon stigmatiser même ñeen saa sax ñu woowee leen ay Dakar très bien ay wàcc bees kaw ay bon mu ngi noonu quoi. Tout était péjoratif ci dénomination yi quoi. Mais li nga xamante ni moom moo am te ñu faral ko doon gis. mooy suñu mag yi suñu tonton yi ñu devancé. ñu ci bëri bi ñu jàngee ba ñëw université pratiquement bu ñu amee tuuti seen ay diplôme wala am tuuti fu ñu làqatu ci benn liggéey. ñooñu du ñu bëggati sax dëgg. tur dëkk ba nga xamante ni foofu la ñu fekk baax ba boo seetloo ci gouvernement yëpp kàngam yi dëgg koo ci laaj si dëkku cosaan fële lay nekk mais malheureusement ñoom doonuñu ko woon réclamer mais avec cette nouvelle génération bi nga xamante ni pratiquement au lycée wala au collège ngay commencer di dugg dans ce qu'on appelle les foyers socio-éducatifs di xam bu baax a baax yow lan mooy sa responsabilité par rapport ak communauté bi très bien si communauté bi te xam nga loolu c'est la société en miniature ak seen ay représentation ak yooyu sous forme d'assemblée nationale bi nga xamante ni tey da ngay am benn posture loolu nag boo ko magaalee jóge ak moom collège dem lycée dem université nga xamante nii tamit dañu bokkoon ci kuréel yi nga xamante nii mooy amicale bi on rappelle amicale fac lettre 2003 2004 ba 2005. ci suñuy loxo la nekkoon ñun ak ñoom Babacar Diop. d'accord ñoom Serigne Assane Kane bu ko defee. foofu nag boo fa jógee la nga fa doon jàng faut que tamit nga mettre ko en pratique dans la vie. voilà seetlu moo doon ni nga ko waxee sànq Modou Diouf. moo di ne da nga daa gis ñu dëkk ci àll bi jàng. ñëw ci ndakaaru gi wala ci yeneen ami diplôme di fi liggéey yenn saa yi sax ñu jiite ay kuréel mais xëy na darañ fàttaliku seen mbokk yi ne ci àll ba dinañ leen a taxaw mais nekk ay regroupement nekk ay organisation bariwul loolu lu ñu koy gis léegi daanaka communauté rurale boo dem gis fa benn organisation ak tur yañ ko tuddee di défendre intérêt wu communauté bi est-ce que du loolu mooy li ci bees le fait de s'organiser désormais voilà xam nga li ma si yokk rek mooy boo xoolee révolution yi nga xamante ni dafa doon am yu ci bëree surtout ci pays africains yi Sénégal en particulier lépp dafa doon jóge Dakar mais fi mu toll nii dama jàpp ne lii amaat ci suñu kanam kaw gi kenn du ci dem ñu des bu fekkente ni sax du jóge ci kaw gi loolu nag li nga xamante ni moom moo koy indi mooy comme li ma la expliqué nii rek sonn ak tamit éveil de conscience boo xamante ni bu doy waar. jàpp nga ne kaw gi sonn nañ jamono ji. bu baax a baax. ci ban anam. éveil de conscience bu doy waar. li nga xamante ni nag moom moo am comme Issa di mu ko waxee. li ñuy wax ku bëgg a dee wequ. waaw ñun kaw gi dafa nekk suñu lépp. et puis si par devoir. dañu war a assister. ñun suñu ay parents. parce que bu fekkente ni par exemple fa nga dëkk ñu def lépp ci yow. investir ci yow nga dem jàngi école am sa ay diplôme ñooñu ngay wëlbateku dem. parce que tamit. bu ñu amoon li ñuy am rek rester à Dakar les véritables souffrances de nos parents duñu ko xam. day continuer et que aussi sax bu ñu ko dundandoowul ak ñoom. duñu ko xam mais chaque week-end. yaa ngi ak ñoom. kon nekkatul ak ni ñoom Issa di def Tabaski Korité moo leen di booleeg waa dëkk ba mais yéen jamono ju ne yéen a nga fa xam ngeen la fa xew. waaw xam nga déjà
bu fekkente ni yow say investissement yi sax da nga ko fa def. fa nga ko def déjà sa kër. dafa nekk ay say investissement say tool ak yëpp dafa nekk kooku amul benn écart maanaam li ñuy dund moom ngay dund. loolu moom moo tax nag lu bees li nga xamante ni am. ñu taxaw ci nga xamante ni tey boo xoolee à travers tous les pays jeunes yi ñoo ngi organiser wu. kenn ku ci nekk nga xam li nga xamante ni moom nga warloo ak sa askan. parce que pour ñun bor la boo xamante ni dañu ko war a delloo si nga xamante ni ñoom ñoo ñu dugaloon. école dafa am loo xam ne wax ngeen ko mu di union du monde rural. monde rural ku ko wax nag yaakaar naa yaatu na trop du question de Bawol kese wala Saloum kese wala Sine. mais war na mën a dem ba ca Fouta ak yooyu est-ce que tey jàpp ngeen ne. du ngeen am ay jafe-jafe bu ñu gisee monde rural bi des fois ni ko parti au pouvoir bi daanaka di ngardaajoo si yu ci bëree bëri ci ay toogu yu fa nekk. est-ce que tey du problème boobu itam bu nga xam ne ngeen ko jànkoonteel. ci toogu par exemple. boo xoolee Fouta daanaka ñoo fa teg tànk diggante Fatick ak côté yu bëree bëri ñoo fa teg tànk. ngeen bëgg a émerger yéen daanaka côté Bawol rek ngeen di rester. est-ce que loolu du problème. waaw. c'est vrai que mouvement bi boo xoolee Bawol la soqi ko. oui Bawol la soqi ko mais fi mu toll nii déjà waa Kaffrine ñu ngi ñuy woo. waa Paoskoto di ngeen leen démb. ñu ngi ñuy woo. dans le nord également du côté de Louga ñoom également ñu ngi woote ci ay fan yu néew aussi nañu dem vers une assemblée générale extraordinaire. boo xamante ni pour élargir très bien nga xamante ni yooyu yëpp ay ramifications yooyu yëpp. nañ ko kii pour mën a véritablement tenir les véritables préoccupations. mais Issa dafa wax lu am solo sànq te tontu wuñ ci trop mooy boo nee monde rural dañoo sonn àll bi sonn ci lan lañ koy natt. xam nga jafe-jafe monde rural bi d'abord. mu ngi ni ma koy mën a tënkee mooy ñoo xamante ni dañu nekk ay jirim. dañu nekk ay jirim et que comme effectivement li ma ko waxee à travers ñoom représentation yi nga xamante ni gis nañu ko dans certaines localités moo tax j'ai bien apprécié bu ne ay du côté de Fouta. à Fouta y a une concentration de ministres. par exemple tey Fouta yu ci bëree bëri aajiwul sax seen ay doom di jóg ci di xeex. la ñuy war a am ci nguur seeni doom ñoo ngi ci biir gouvernement bi dañu koy xëj di ko fa yóbbu mais et nous ñi nga xamante ni tey amuñu pratiquement kenn koo xamante ni nekkal nañ ci gouvernement wala bu ci nekkee maanaam mën nañu wax ne sax boppam la fa nekkal wala amul gëm boppam gu mën a tax mu xam ne yàlla rek ay buur ba mën a taxaw dëgg ñi nga xamante ni dafa am lu mu warloo ak ñoom. ñoom am na loo xam ne tey mën nañ koo jaayoo ci monde rural bi bokk na ci PUDC bi nga xam ne daanaka daj na dëkk yu bëree bëri rawatina ndox moo xam ne am nañ ko di ay forage bëri na ci itam wàllum Promoville mu di tali yoo xam ne ñu ngi koy defar ngir dëkk yi tali mën fa àgg yow mii sa dëkk am na tali yu bëree bëri yoo xam ne defar nañ ko fa programme Puma donc tey buñ taxawee ne monde rural bi dañoo sonn te monde rural bi est-ce que réellement ñu ngi koy affirmer lu dul ci coowal suuf rek mooy tax ñu ne sonn nañu est-ce que itam loolu des fois du xëy na raté bataille bi nga xam ne yéen a ngi koy def. Merci beaucoup li nga xamante ni moom mooy le programme PUDC bi nga xamante ni moom nga wax. dafa am loo xamante ni moom la ñuy wax comme nan taxas wet. taxas jëme boor très bien. wet taxas jëme boor. day ñëw ci li nga xamante ne nii inéquité du point de vue de la répartition li nga xamante ni ñoo ngi koy def. ci les politiques étatiques bu ma ko mënee wax ci wolof mooy li nga xamante ni nguur gi moo ngi koy def. que ça soit muy ay programme ay projet ak yooyu. yemalewu ci ñëpp. yemalewu ci ñëpp. gis nga ce vent de révolte. moom moo ñu animé. lan moo tax nguur gi mel ni au Sénégal dañu am ñaari catégorie citoyens c'est-à-dire des Sénégalais de première zone. ak des Sénégalais de seconde zone. loolu moo expliqué tey ce vent de révolte à travers le monde rural loolu tey par exemple impôts yi ñuy fay benn lay doon carte bi nga xamante ni fayatoo leen impôt nag fayatoo leen non xam nga fekkente non seen maire taxaw na yuuxu ci rajo yi ñëpp dégg ko mu ne ña fa nekk fayuñu fayatuñ impôt mais am na lu mu ko mais coûté na ko cher bëgg na ci génn mu tëkku xam nga ci wàllu woowu par exemple tey ñu askan yu wóolu la ba fal la nga wëlbate ko waa teg si loolu teg ci seen bopp loolu ci seen der
nekkul loo xamante ni lu koy honoré moom ak luy honoré aw askanam. mais li nga xamante ni moom laa ci mën a wax mooy Sénégal daal benn la war a nekk. citoyen yëpp benn la ñu war a nekk. investissement yi nga xamante ni état daf koy war a def jëmale ko ci kaw gi. na ci kaw gépp yem. na ci kaw gépp yem. ñëpp gis ci seen bopp. ñu bañ a xool dëkk bale am na ministre bu fa dëkk luy jën kooka rek lañ koy te effectivement noonu lay demee donc li ñuy wax mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. alors leneen loo xam ne également il faut ñu taxaw ci Modou Diouf mooy li ñuy tuddee l'hydraulique rurale. dañu gis ne jur na coow lu bëree bëri d'abord lan mooy problème bi est-ce que parce que village ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi ñoo bëgg a gérer seen bopp seen i ndox est-ce que suñ ko gérer mën nañ ko du loolu mënuñu ko loolu moo tax état bi dugal ci loxo. merci beaucoup. forage yi nga xamante ni moom moo nekk ci kaw gi. damay fàttali d'abord ne forage yu ci bëri. ñoom ci seen wàllu bopp ci seen ay pexe. ñoom ñoo demoon wuuti ko. mooy waa gox-goxaan yi. waa gox-goxaan yi. donc am na ci forage yoo xam ne du état bi moo ko fa def. état bi moom moo ko fa def. d'accord ay don la. par exemple boo demee ko ci mel ni Toubatoul suñu forage en 1994 dama ko waa Arabie Saoudite may. nga dem foo xamante ni fu mel ni Pirum Ndëri waa Luxembourg ñoo leen ko may. waa Mérina Dakhar ñi nga xamante ni seen projet suba la. dinañ ci ñëw léegi seen forage. waa Luxembourg ñoo leen ko nga may. nga dem forage bi état bi defu ko fa. nga diwaat forage bi def état bi defu ko fa. nga dem Bambey Séeréer. seen forage waa World Vision ñoo leen ko may. nga dem feneen ak feneen ay FIDA ay projets yoo xam ne ci bëree bëri. ay étranger ñoom ñoo ñëw may leen ko. léegi bi ñu leen ko mayee ba installé ko fa ay comité villageois ñoo ko doon gérer. voilà léegi bi ñu ko mayee xam nga ñoom infrastructure bi rek la ñuy teg. ku ne xam na ne Issa xam na dëkku kaw yi ni mu organisé woo. da ngay dem fii benn dëkk nekk fii distant du forage de 2 kilomètres wala ay 3 kilomètres. dëkk yooyu ñoom ñooy cotiser pour def seen adduction. d'accord wuti seen raakool. xëcc ndox mi mu dem wut seen raakool gas. ba mu dugg seen kër ñu wut seen ay compteur yépp. bi ñu xam nga loolu. lépp ci seen fonds propres ni ñu seen ay fonds propres te. d'accord li ci gën a daw yaram mooy. loolu dañu koy cotiser. ñoo xamante ni par exemple ñi dañuy jaay seen i xar ñi jaay seen i béy ñi jël ci seen aw jiwu jaay rien que pour bëgg a am ndox. ndox mi nga xamante ni mën a agsi ci dëkk bi. loolu bi ñu ko defee. état bi à travers une loi bi nga xamante moom la ñu tuddee 2014 13 du 28 de 2014. mu wax ne forage yi nga xamante ni yëpp moo nekk ci dëkku kaw yi te bu leen fàtte ne dëkku kaw yi forage yi ci nekk. bëri nañu bëriwaay boo xamante ni nii tey am na ku nekkoon DG de l'OFOR muy Lansana Gagny Sakho. bi mu defee estimation bi. waxoon na ni forage yooyu ay milliards lay génne par at. forage yi léegi nag loolu mu aiguiser maanaam. appétit mu aiguiser ak attiser seen appétit. parce que ñi dégg nañ milliards yi. est-ce que du woon yoon ñu nungu forage yi ci seen i loxo itam. mais xam nga. par exemple nangu forage yi ci suñuy loxo foqati ko. foqati ci suñuy loxo. par exemple boo déggee fi ma ci jaar yëpp. ni ñu amee forage yi pour la plupart. dafa nekk loo xamante ni déjà suñu patrimoine la. mais même bu ngeen ko amee noonu bu ñu ko mënee wax nga baal ma sax dagguma la mais même bu ngeen ko amee noonu gis nañ forage yu nga xam ne dañuy panne pendant 1 an nit ñi bu ñuy manifester ci télé bi duñu yuuxu que ni ñoo koy defar suñu bopp mais dañ naan na ko état bi defar suñu forage panne na même bu fekkente ne don boobu dañ leen ko may. gis nañ fi ay keesu forage yoo xam ne këpp nañ ko séddoo ko ci seen biir comité ya fa nekk am nay dëkk yoo xam ne xam nga ko xam naa ko mën nañ koo lim daanaka donc loolu yëpp est-ce que tey mayul yoon état bu Sénégal mu dugal ci loxoom jël forage yu téye ko en main ba nga xam ne bu paanee dinañ ko mën a réparer. xam nga li nga wax Issa dëgg la am na ci ay forage waaye nag du forage yëpp. boo jëlee 100 daanaka bu paanee duñ ko mën a réparer boo jëlee 100 forage 90 yi tey am na ñu loo xamante ne nii au-delà même de la gestion bu maanaam saytuin bi bu paasee bu saytuin gi paasee nga xamante ni ay paan ak yooyu moom kenn waxu ko. forage yooyu liñ ci askan wi li ñu ciy jëlee. mu ngi dugaat ci biir askan wi ñu ngi ciy tabax ay salle de classe ay case de santé ay ambulance am na ay asifor yoo xamante ne nii tey seen étudiants yi nekk université de Dakar ñoo ngi may dégg ak université wu Saint-Louis logement yi ñuy am mais asifor yooyu ñoom ñoo koy fay ñooy taxawu askan wi socialement loolu moo tax asifor yi mooy association yi ñuy créé di gérer de forage ruraux yi nga xamante ne nii donc yemuñu ci gérer forage mais dañuy taxawu askan wi d'accord boo gisee le véritable problème mooy loolu
ressources yi nga xamante ni forage yi moom moo ngi koy générer. moo ngi koy générer ressources yooyu di mën a dellu siwaat ci askan wi. boo xoolee par exemple mètre cube bi ñoo ngi ko doon jaayee 125 mais ak dégâtaires yi nga xamante ni dafi ñëw mètre cube 250 francs la ñu koy jaayee non seulement mètre cube 250 francs mais bu passé 5% yi ñuy bàyyi ci commune bi. xaalis ba yépp la ñuy jël mepp yóbbu. 250 yoo xam ne dina régulier moo tax ne yoo xam ne doo jot quand même. mais yoo xam ne guddi ba guddi nga ciy jot wala des fois balaa ngay root xëy na am problème événement jot ñu coupé robinet yu ci bëree bëri tabaski des fois doo am ndox moo naan. li nga xamante ni moom moo ci bees daal. mooy ak asifor yi doon nañu am ndox en permanence et en quantité. c'est sûr bu doy ak bu baax a baax a baax. mais ak Aquatech muy flex yi nga xamante ni fi ñu jaar déjà dégg ngeen coow li. ñaar daal gis naa ko ne bees na ci ñaar. bu ñu waxantee rek kii ñaar daal gis naa ko ci. ndox moo xamante ni balaa nga koy am minuit day jot minuit te muy ñëw par toq loolu lu bees la ci. ak prix yoo xamante ni par exemple tey ñu jëlee ko 100 francs 125 francs yóbbu ko 250 francs loolu moom. lu bees la ci loo xamante ni askan wi yëpp moom. ñaar ñi nga tudd sànq Aquatech ak Flexo ñooñu ay privé lañ. ay privé ñoo xam ne état bi la ñu signer contrat. pour mën a gérer ndox mi nga xam ne moom la ñuy yore ci monde rural bi. véritablement lan mooy raison bi nga xam ne moom moo tax ñi nga xam ne ñoo ne ci monde rural bi ne ñoo bañ du ci dal est-ce que dañuy protéger seen ay intérêt comme ni ko Issa waxee parce que tant que asifor yi mi ngi seen i loxo la ciy génn ci koom ñoom xam nañ fañ koy defal seen bopp. wala boog dañu gis ne gënul ci ñoom. lan mooy la véritable raison. xam nga ñun dañu gëm ne. am réew doomu réew mi ñoo koy tabax. wax nañu léegi fii ne dañu demoon jàng ba dellu si. ñu ci bëree bëri tey dans tous les corps de métier ci kaw gi dafa am ñoo xamante ni seen xam-xam daf ci màcc. tey lu toll ni saytu ni ndox ñu bëgg ko jël di ko dénk ay doxandeem. loolu damay wax ni aberration la gàcce la ci am réew. parce que ndox. dafa nekk loo xamante ni lu sacré la lu sensible la bu fekkonte nii sax amul expérimentation mais ñoom à travers les asifor tubaatul Ablaye Wade woon na leen dafa leen ay récompense pour ci seen saytuwin ci seen xam-xam seen ak njàmbaati seen xarañte ndax yorin bu rafet ak ñeneen ma yaakaar ni ñooñu tey Macky Sall mi nga xamante ni tey daf doon def plaidoirie ay gestion sobre ak vertueuse. lan moo tax ñooñu nga xamante ni tey ñëpp xam nañu leen ci seen gestion sobre et vertueuse mais ñooñu non seulement rek duñu leen récompenser mais dañu leen war a accompagner de façon institutionnelle. bu fekkente ni ñoom kaw gi am ndox rek a leen yitteel. saytu ni ndox mi rek moo leen yitteel. ñii nga xamante ni ñoom lañ fi fekk. ñuy nabi ba am ci benn expérience. ak benn maîtrise bi. wëlbatikuwaat di ci def ay réalisations yoo xamante ni sax collectivités yi ñoo ko war na def wala état bi sax ñoom ñoo ko war na def. ñu xam seen wareef di ko def di jàppale askan wi. askan wi di am ndox. ñooñu au lieu que ñuy indi ay doxandéem di ko teg seen kaw. dañu waroon tey. li ñu leen di jàppale ñu leen koy jàppale à travers des séminaires. léegi Modou Diouf fan la coow lu jëm su fekkee ne démb ñi ngi wax Paoskoto ñi nga xam ne tey jii la ñu waroon daje ak sous-préfet ñu ne ñoom du ci dal mais bu ñu fa yónnee ay alkaati dinañ ko defante ak ñoom. ñi ngi wax sànq waa Médina Dakhar ak ñeneen xëy na ñu xamul. boo demee Louga ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci di defar forage yi 85 personnes lañ. nee nañ leen jox ay contrat wala ñoom ñu bàyyi te nee nañ 1500 forage ñoo koy réparer saa su ne ci volontariat wala boog bénévolat. tey ji fan la coow lu jëm est-ce que yaakaar nga ne solution war na cee mën a am bala muy yegg foo xam ne rëccu da ci am. xam nga dama jàpp ne am réew. boo ko jiitee da ngay déglu askan wi bu fekkente ni tey da nga teg benn réforme ne réforme boobu pour askan wi tax ma teg ko. askan wi jóg ne la réforme bii baaxul. bëgguñu di ko repousser. li laay war a sóol réforme boobu da nga ciy dellusiwaat bu fekkente ni leneen lalu ko loo xamante ni wax dëgg yàlla comme li ñu avancé. bu lenkente ni du xaalis bi rek moo leen jiiteel dara doxul diggante Macky Sall mu jël ay responsabilités parce que nag boobu ak léegi askan wi ñoom ñu ngi coow boobu ak léegi ñu ngi def ay arrestation boobu ak léegi ñu ngi continuer di jaay seen doole Macky Sall ne pat waxul te
te le contrat social bi nga xamante ni ñun moo ñu boole ak Macky Sall comme tout Sénégalais mooy d'abord mu bañ a fekke fu ñu ñuy néewade doole tey ñi nga xamante ni mooy délégataire privé yi ñu ngi dugg ci askan wi am na ci foofu dëkk yoo xamante fu ci mel ni Mérina Dakhar di leen jaay doole di jël seen ay doom di leen tëj ci kaso yi boo demee Touba Toul am nañu procès boo xamante ni c'est en latence boo xamante ni comme lu mel boo demee à Tokigar dans le département de Diourbel le maire Abdou Diagne bu yàggul la jot convocation parce que moom day bañ mu ngi ci ginnaaw askanam di xeexandoo ak ñoom ñooñu tey ñu leen di bundu xataal yow mi président de la république nga xamante ni yow la ñu joxoon suñu ay baat nga mën a taxaw mel ni doxandéem yi nga xamante ni dimanche ba ñuy voté ji ñun ñoom ñoo ngi ci seen ay réew toog di sam seen ay intérêt nga mel ni ñoom da nga far ak ñoom parce que qui ne dit rien consent. mais est-ce que war a yuuxu itam moo des parce que man mii invité naa fi lu man ñetti maire yoo xam ne APR lañ bokk ku ci nekk ñaawlu nga bu baax jorinu ak waateeg gi nga xam ne moo leen di sonal saa su nekk monde rural bi des fois est-ce que du fi ngeen war a ñaxtoo mu di dajale ñëpp même maire yi nga xam ne biir APR lañ bokk déjà ñoom gis nañu métti bi nga xam ne xam nañ ko bu baax a baax bëri na ci maire yoo xam ne jaar nañ fii wax nañ ko donc est-ce que ñooñu ñëpp war woon leen a boole ngir mu nekk benn au lieu que muy dem nii dans la division normalement li nga wax noonu la war a mën a demee les maires dañ leen di convoquer par exemple dama ci profité di remercier bu baax a baax l'association des maires du département de Diourbel et de Mbacké ay jàmbaar dëgg problème bi mooy dans le département de Thiès et le département de Tivaouane foofu la problème bi nekkee des maires yoo xamante ni tey bu ñu bokkee ak Modou Diouf parce que foofu dafa bari ay maires APR très bien bu ñu nekkee sax foo xamante ni par exemple la réunion bu ñu ko partagé ak un certain Modou Diouf benn ñu woo leen présidence ñu tàggoo ak seen sago loolu mënuloo ko am ak ñoom ñaata yoon la ñu organiser ay marche woo ci maire ñu waaf ñaata yoon la ñu organiser ay marche woo ci un parlementaire mu waaf bañ a ñëw te xoolal normalement liggéeyu parlementaire maanaam di porter ay doléances askan te du leneen kenn dénku ko loo xamante ni sax dañu koy rendre loo contact yooyu mais koo xamante ni yow yaay yore baatu askan wi askan wi jóg pour def marche woo la nga ne du mënumaa ñëw loolu xanaa loolu moo tax finalement ngeen bàyyi fii seen maire yooyu ak parlementaires yooyu dem sës seen xeex wala boog teg seen xeex ci mbagg kii di Guy Marius Sagna bokk na ci parce que tey par exemple boo xoolee lii nga xamante ne nii mooy suñu ay institutions yu bëree bëri bu leen fàtte ne dañu def ay correspondance fépp fu ñu war a bind nañu fa bépp demande d'audience bu ñu war a def nañu ko mais amul benn issue favorable les démembrements déconcentrés ay préfets yi sous-préfets yi nga xamante ni tey doonte ne politique état la ñu fiy nekk di ko defan mais ñoom aussi dañu am benn devoir de restituer la réalité sur le terrain wax à travers leur PV remonter information yi nga xamante ni dëgg moom moo am nga xamante ni moom mooy fi ñu nekk waaye loolu li ci bëree bëri ñun gis nañu ne wax dëgg yàlla nekkul loo xamante nii luy concourir ci suñu xeex. Modou Diouf bokk ci union du monde rural moo nekkoon suñu gan tey ci l'édition du soir Modou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. merci beaucoup. di gërëm Issa Tine mi ñu doon dal ci waxtaan wi ak équipe technique bi ñuy gunge saa su ne si waxtu wi la deuxième partie bi ci kàllaamay tubaab lay doon dinañ ànd ak Malick Fall moom mooy secrétaire général bu syndicat autonome des enseignants du supérieur ak moom dinañ waxtaane université yi ci Sénégal ak ubbi gi nga xam ne moom lañ ko war a ubbi ci fan yu jëm ñu bari nag wax ne d'accord guñu wala boog lañ soxla ci matuwaay ngir mën koo def sotteegul ñu yëkkati jotaay bi ak la revue de la presse en ligne ànd ci ak Aïcha Diakhaté bu ci jógee Khady Sylla mooy tijji ak le journal de 20 heures. Nous
dooree ci yéenekaay Dendok Afrique yi ak Canal 221 laaj bi ñu jot a samp ni ndax arnaque dafa nekk ci ginnaaw test yi nga xam ne dañu koy defal voyageurs yi ci aéroport international Blaise Diagne ak lu ci mën a am laaj gi ñu ngi ko samp gannaaw kàddu yi nga xam ne professeur Issa Wane yëkkati na ko ci page Facebook am moom jiital association sénégalaise des professionnels de santé publique daal di xamle ne ay agent ci benn laboratoire privé yu amul benn pouvoir police d'hygiène wala ci biir ci frontière hôpital bi moo daal di exiger ci aéroport Diass ay tukkikat yoo xam ne ñibbisi nañu ngir ñu defaat ay test yooyu la nag bu ñu ko defee dañuy fay lu toll ci 40 000 francs yenn ci passagers yi nag bañ ndax jàpp nañ ne defoon nañu ko ba noppi fa ñu jógee spécialiste en santé publique bi su naataangooy Walf Quotidien daal di koy dabb ci téléphone professeur Tandaxa Ndiaye Dieye moom chef bu plateforme service d'immunologie infectieuse bu institut de recherche santé surveillance épidémiologique et de formation adduna Sénégal mësta exiger ni bu fekkente ni nit mu ngi dugg ci réew mi ñu testé waat la su fekkente ne amaluñ test gu ñu amal bitim réew waaye loolee police bu AIBD moom moo ko war a vérifier waaye du ab kenn koo xamante ni nii tukkee na ci benn laboratoire Seneweb ci wàllam moom